ah ñun mooy loolu ñun doxuñu si yooyu de. tuddee woon sa bopp mbëri champion yi. waaw ku nekk loo bëgg a tuddee sa bopp rek. at loo bëgg a tuddee sa bopp de. yii kii da ko doon bañ bu njëkk. Alioune Sarr da ko doon bañ. moo tax fédération bi foog ngeen jël seen i matuwaay. waaw père bu wax loolu. boo changé suñu tur yi. tur bi. Thiès. ay bombardier ñu ngi fi musuñ bombardier. Thiès méttiwul nag ay Ino ay takk seeram ak ay. waaw. mbolli. waaw ñun ay Baye Fall lañ de ay doomu Baye Fall lañ. aywa père waxal ak moom mu gaaw. yaa ngi si ñaata combat nga def. maa ngi si 5e combat 5 victoire. 5 victoire. fan nga bëgg a def. waaw nañ ma jox gars yi rek. comme ñan. Cité bu 205 da ñëw. mais xanaa ku fi toog ni Cité bu 205. xanaa mooy kii kan la. foofu mu dëgg sax fàtte naa ko sax ba naan Cité bu 205. yaa ko fi wax parce que yàlla maa juum wax turam. gërëmal say supporters. waaw maa ngi gërëm ñu may àndal bu baax a baax. sama booy dañuy sonn si man. maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax. waaw di gërëm waa Parcelles yëpp. képp ku jàpp ci combat maa lay bëgg bu baax. jërëjëf waaw ku si mel ne ay ji kii. kan. ayca champion. waaw Baye Gueye maa ngi koy bëggee bu baax a baax. waaw maa ngi koy bëggee. Baye Gueye waaw maa ngi koy bëggee bu baax a baax Modou Baye Fall xam nga. Modou Baye Fall. waaw maa ngi koy bëggee bu baax a baax. di bëggee tamit waa Parcelles bi yëpp di bëggee Doudou. maa ngi koy bëggee bu baax moom tamit. waaw at ji borom Modou Pass yi at Cheikh. ñëpp waaw képp ku jàpp si combat bi daal maa lay bëggee bu baax a baax. jërëjëf dafa am ay gan yu ñëw te temps bi dafa waaw at ñu ma àndal quoi ku si mel ne Laye Saka. jërëjëf Laye Saka maa ngay ñaanal jàmm at ñang baara bu ndaw. waaw ñooñu ay jàmbaar la maa leen di ñaanal jàmm boobu ba léegi at xam nga at njaga. waaw ñoom ñëpp maa leen di ñaanal jàmm ku si mel ne tamit sama mag Alpha. acca merci beneen yoon rek. waaw jërëjëf. yow demal ci benn. ñu ngi nuyu maam Thierno Wakana. Thierno Wakana. ca Amérique ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. borom yaraax. borom yaraax ak li ko wër. maam Thierno ziar nañ la baax a baax maam Thierno ñu ngi koy nuyu bu baax. acca ana beneen mbër mi. Pape Seck Couture ñu ngi koy nuyu. mais Lamine. waaw wala albarka day bàyyi nag ba fii xat muy ñëwaat. Baba Jaxal adversaire bi c'est un costaud. loo ci xamul ñor xomm la def. ñor xomm la def. ak mi bëri ni costaud déjà encore. kooku mooy Bécaye 2. ba pare am bëre mën naa bëre macha allah gaaw na mën na song. waaw non soogu moom. ay gars yi. waaw mais Diène Kaïré toog na ba pare. nañu waxtaan ak moom ba pare. acca mu gaaw. Diène maa ngi lay ziar bu baax a baax. Père ñu ngi lay ziar. maa yaa ngi ci jàmm Diène. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax Lamine. xaar bi yàgg na Diène. lan la gars yi wax promoteurs yi lan lañ wax est-ce que Diène mën na dalal ay xelu supporter que ni saison bi dana ci wàcc. waaw dëgg la Lamine. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu suñu père Pala. ñu ngi lay fay di la nuyu di nuyu suñu papa Tafa Gueye bu baax a baax a baax. ñu ngi lay fay di ko wax ne li muy xam nga li muy yóotu si Ligue de Dakar bi. ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam. waaw di ñaan yàlla sottal ko. di massa aussi suñu frère fils de Tigre xam nga. waaw di ko wax sport noonu la. waaw loolu du dara xam nga day defar. Mohamed na ñëw bëre si. waaw xam nga di sant yàlla daal bu baax a baax a baax. waaw Lamine ñu ngi si entraînement yi. ñu ngi si li ñu war a nekk ak suñu staff ak suñu ñëpp. comprendre nga ku mel ni Baba di si jàpp. waaw ñu ne si liggéey bi làqatu daal di liggéey ak équipe suba nag ñëpp. mais affaire dafa yàgg Diène. waaw dëgg la xam nga du si ñun 12 janvier ba tey ñu ngi. waaw gis nga Lamine xam nga du si ñun yàlla xam na ko. waaw suñu adversaire moom la yàlla tegay natt. si waaw ñu ñaanal yàlla may ko wér. mais beneen adversaire ba mu ñëwaat ñu bëre. budul moom tamit fii ak ci diggante bi ñu ngi liggéey. soxla nañ beneen combat bu ko remplacer léegi mu gaaw xam nga Lamine ñun tëgguñu suñu bopp. dëgg la waaw ñun promoteurs yi la ñuy xaar di leen déglu en tout cas ñu ngi liggéey waaw tey lañ gën a am yaakaar si lamb. waaw tey lañ gën a gëm ne lamb inshallah dañ koy téye ci kattanu yàlla. mais nag liggéey ñu war te ñu ngi si daal. non mais Diène pas la. c'est-à-dire Diène nag quand même mënu fi nekk di xaar. koo xamante ne ma ngay faju. adversaire am na ko yàlla delloo si waat. jàmm ak salaam. bu nekk combat bu na ca kanam. mais fii ak saison bi tëj moom vraiment. on doit trouver un adversaire. te yaakaar naa loolu ñun ñëpp nañ ci taxaw. adversaire adéquat nga fight. doo ko xaar sa benn adversaire. waaw inshallah loolu moom moo ñu gënal parce que entraîné di xaar bi tamit xam nga duñu arrangé daal. waaw di nuyu ñëpp daal Sénégal yëpp ñu ngi leen nuyu di ñaan si réew mu jàmm xam nga ku mel ni 5-5 maa ngi koy nuyu. mais ndax proposé nañ la kenn. Medina ñëpp xam maa leen nuyu waaw ñu ngi waxtaan ak staff bi mais soriwul waaw inshallah ñu ngi liggéey daal ci entraînement yi di ko comprendre di xaar waaw di ñaan yàlla daal inshallah waaw gars yi ñëw xam nga ñu dal seen kaw ñoom ñëpp bàyyi ñu gën daal ci ñoo mu dëggul dëgg ñoo mu dëggul dëgg seen kaw waaw noonu la demee nag père waaw ragaluñ loolu jërëjëf aywa jërëjëf mbër mais arène bi fan lay toog arène bee ngi noonu bu ñëwee fu muy toog bu ñëwee toog amul place ki xaju fi na taxaw kon ñu la mais kan arène bi mooy ñëw kan mooy musique nii
ki kan la mbër bi champion bi kan la waay ki toog nii. mala confiance. moo daanoon keroog kii. Wassintor. aja bismillah. aywa confiance loo wax yow. waaw maa leen nuyu yéen ku nekk turam ak santam. waaw di wax ne waa lamb dama gars yi jël ma bëre quoi. waaw. ndax tamit Lamine xam nga ne man lamb am na lu ma ci def tamit. waaw. maa ngi ci 12 combats. waaw. keroog lamb ñu jóge fi maag Wassintor. ñu ngay musique ñaar mbër yaa ngi waaj a bëre. ñan ñoo la war a jël. yaa ngi wax. waaw ñi ma war a jël bëri na maa ngi ñëw Ibo kon ba Kër Mbaye Fall. waaw booy maa ngi ay lamb yu neex la. lamb jànq la quoi. waaw. kon nañ ñëw ñu bëri suñu biir quoi. ndax man dëgg daa toog sama ginnaaw muy Tivaouane Peulh. waaw. te ñëpp dañ may jàppale kon nañ ñëw jël ma bëre. waaw damay mobiliser damay bëri damay xeex damay def lépp ci lamb. jërëjëf. waaw di nuyu ñëpp di nuyu Baye Fall bi di nuyu combat ba nekk ci géew bi jërëjëf. kontaan nañu bu baax a baax. merci beaucoup yàlla def jàmm yàlla def jàmm. jërëjëf. merci beaucoup. sa da ngay ñëw nga toog taxaw nii. ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi Baba Jaxal. Baba Jaxal. non na taxaw. adversaire am Baba Jaxal. Bécaye. Moustapha Gueye am nga gan. Aja arbitre sifflé na. gars yi ñu concentré wu ci combat bi Baba Jaxal Bécaye. seen wàllu càmmuñ. non Baba Jaxal seen ndajoor. Baba Jaxal Bécaye. Bécaye seen wàllu càmmuñ. Bécaye mi debal la. Baba Jaxal ma ngay seere lapp taake. non jël ko dóor lapp taake bi. takk na ko ci gauche takk ko ci droite. déet waay. ñaari mbër yaa ngi noonu di lewtoo arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre round d'observation il faut ngeen xam ne dafa bokk ci lamb. waaw. parfois gars yi dañuy yàkkamti. waaye distance bi sori nag la mi dafa dañuy sorante parce que pour ñu valider ko il faut ñaar loxoy laalante tant que seen ñaar loxoy laalante wul nekku leen ci décision combattre moo tax ñu leen mën di approché jege seen léewtoo leen loxoy laalante coow du jib ni ngeen jëkkee di mun ko mujjee. ku ci nekk teg nga sa pied gauche. lii du continuer de. lii du continuer de. taxawaay bi day changé léegi. avertissement verbal. verbal waaw. Eric a ngi noonu taxaw. Eric Fabre. waaw. le Sénégalais ki ci des mooy kan. arbitre waat na. diggante Baba Jaxal ak Bécaye. waaw. ña ngay lewtoo. Bécaye ngi arrière. Bécaye arrière yooyu tamit. non Baba Jaxal. Baba arrière. Baba ngi arrière. déplacé wu benn tànk ci ginnaaw. Baba ngi arrière. waaw Bécaye dëggal na. waaw Bécaye dëggal na wàcc. attention. Bécaye ak Baba. ñaari tànku càmmoñ. ndeysaan Boucar a ngi noonu. avertissement pour Bécaye avertissement pour Baba. oui bëre wuñu dañuy wër-wërloo. nañu bëre. wër-wërloo baaxul. nañu taxaw dëggal seen bopp. arbitre sifflé waat na. man c'est que Bécaye moo ko def defi combat bi. moo war a def combat bi fii ñaari physique mbër yi moom. mi ngi jéem. man je ne sais pas mais Baba Jaxal bi ma gis tey mi ngi jéem yi ma doon gis temps yii passé moo gën a la waaw. xaw ma nag lan moo xew. man de pour man sax bii gën. yow yaa ngi takk lapp taake ñu lay dóor. sa lapp taake bi lu muy jariñ Baba Jaxal. lapp taake de tur ba mooy dóor mu daan ku la dóor nga daan ku la dóor mu daan. waaw. loolu de laa xamoon ci lapp taake. action. Bécaye à gauche. gars yi dañuy ñëw di jox xale yi rek. Ama bu Malika neen dafa bëgg am combat ñu ngi koy nuyu. kan la. Ama bu Malika. xale boobu ndaanaan la. nee na bëgg na Meng Mor bëgg na Tapha Mbeur. waa Mbeur. bëgg na Dame Sène. Gris 2 ngi noonu ci kaw tribune bi. waa Gris 2 laaj na général Malika di tëkkuwoon. l'enfant série de Fass kooku dañ ko war a jox combat. bi mu war a bëree yàgg na. man grand retard parce que kenn mënu ko jaay. gars yi nangu ñoo bëreeg moom. nañu war a bëreeg moom nag. ñu tamante baaraam ñoom ñaar. gars yi bëgg ñu métti de. Bécaye moo leen woon ginnaaw. waaw. Bécaye moom moo leen ginnaaw. mais Baba Jaxal na taxaw bëre. parce que di bëre di léewtoo di yëkkati sa tànk di ko sambaat da ngay déséquilibré sa taxawaay. mbër day samp dëggal boppam. waaw mais jékki-jékki yëkkati sa tànk tegaat ko waa astuce bi nga bëgg doo ko am. Sidi Diop a ngoomu sama doom di xale bu baax. waaw. gars yi contact waay. waaye combat baa ngi daw ci teewaayu arrêt bi. seetaan nga kii. seetaan nga Mia Guissé. kan mooy Mia Guissé. mooy ki doon way sànq. man gisuma ko. gis nga ko kay. gisuma ko de bul ma dugal gisuma kenn. te def ci attention. ki ma gisee ngi nii. ku nekk am nga ñaari avertissement. way ñii bëre wuñu waay. moom kay da nga naan xamoo ko waaye gis nga ko. non combativité. gisuma ko. déjà.
dégg nga li mu wax. mu ni Sidi est là. ah oui il est là. ñoo koy gis. waaw. nee na Sidi ñëw na. Sidi ñëw na waaw. ah loolu bu yàggee buntu feeñ. Assane Fall Global Textile. Assane Fall Assane Fall. waaw ñu ngi koy ziar baax a baax. waaw. ak Ousmane si Diaz ne. si Diaz ne nag miinu ma ko. waaye war naa ko gis de. yóbbu fa Mohamed ci kii bi ci école football. loolu laa bëgg Mohamed. waaw na dem football foofu. ñaari mbër yaa nga ca. Fala léegi la Baba Diakhal santé di gauche bu ñëw. mais dafa war a dëggal boppam nag. adversaire bi tontu ko tête bu gauche bu ñëw woon tamit. dafa war a dëggal boppam. Baba Diakhal Bécaye sànni na. ah. Baba ngi koy tafu. wala boog Bécaye ngi koy tafu. door na. baax na. li may xalaat ci combat bi. waaw baax na. jël na door na ko de. parfois ma dégg ñu ni. séeréer yi waru ñëw bëre. wala ñu ni lébu yi waru ñëw bëre. loolu yëpp jaar na fi. lamb sport la. loolu yëpp amoon na fi. du affaire de ethnie. ndax ñoom ñaar ñi di bëri yëpp ay soosa lañ ku ci làkk sa morom dégg la. waaw macha allah. loolu yëpp amoon na fi ay wax la rek. dañu war a bëre. mais sport la nañ ko yemale ci cadre sport rek. na dem ci cadre sport. la ilaha illallah. door na moom Baba Diakhal. Baba Diakhal kuy mi door baax na mais dafa fulaalul bëre bi. waaw day door di mel ni luy arrière. mitaan nañu voilà tam mitaan bëre nañu 5 minutes. mitaan nañu. kenn deful dara. waaw. Iron bi na nga def. arrêt bi comment tu vas. mais làkk gu olof. magnifique. yaa ngi fi. lan moo tax nga ñëw ci làmb ji tey. kon Moussa Ba bàyyi la ak arrêt bi. Votre présence dans l'arène, vos impressions? Oui, c'est très bien. On est là, on est prêt. Tafa est prêt et l'état d'esprit est bon. Inch'Allah, on aura la victoire. Vous êtes venu exprès pour Tapha Tine? Bien sûr, c'est une promesse. Moi, je participe à sa préparation et je me dis qu'il fallait que je sois présent aussi pour qu'il soit vraiment mentalement prêt. Vous l'avez accompagné un peu dans sa préparation aussi? Oui, on l'a accompagné dans sa préparation. Oui, aujourd'hui vous allez voir un nouveau Tafa. Ah oui? Inch'Allah. Mais il a un adversaire redoutable quand même. Hein? Exactement. Il a aussi un adversaire très jeune. Très jeune. Performant. Très rapide et on est prêt pour ça. Voilà, Franck est vraiment... Il n'a pratiquement pas beaucoup de défauts. Hein. Voilà, donc ça sera un combat de précision. Qu'est-ce que vous avez rectifié sur Tapha Tine? On a beaucoup travaillé sur la rapidité et la façon d'anticiper. Ok, d'accord. On a vu aussi qu'il a des gros cuisses maintenant. Oui. Ses jambes sont vraiment... Exactement. énormes là, Tapha Tine. Exactement. Et puis son cardio. Parce que vous savez, tout sport, c'est le cardio qui est important. Donc, on a beaucoup travaillé sur son cardio. Et toute l'équipe, il a été entraîné aussi par le grand Boyker. Est-ce qu'il a travaillé rapidité et bagarre? Oui, on a travaillé surtout sur la rapidité, l'agressivité et surtout la précision. Voilà, le timing est très important. Parce que son adversaire, il est très redoutable. Exactement. Oui. Il est très redoutable, mais comme je dis, le timing c'est plus rapide. Le timing est meilleur que la précision. Iron, on va t'interrompre juste quelques secondes. Merci. Quelques minutes du moins, le temps que le combat se termine entre Bécaye des Parcelles et Baba Diakhal. C'est un combat qui n'a... de Diakhal. Bécaye song na ko, Bécaye daan na ko. Bécaye song na ko. Dañuy reprendre combat bi. Bécaye song ko jàpp tànk bi. C'est-à-dire, au moment où Baba Diakhal reculé, c'est à ce moment que son adversaire a saisi le bon moment. Exactement. Il a tapé sa jambe. Bécaye qui continue sa série de victoires. Bécaye nekk ndawul Parcelles, nekk jàmbaar, nekk champion. Gis nga ko dañu tege dafa mimé. Mel ni kuy dóor automatiquement mu jàpp tànk bi daan ko Bécaye le grand champion. Retour sur le plateau. Iron. Yes. On te laisse continuer. Merci beaucoup. Tapha Tine doit miser sur la frappe ou la lutte pure. Et je pense qu'aujourd'hui déjà, il est très conscient que Franck est rompu dans la lutte. Donc bien sûr, on a travaillé sur sa défense. Et Tapha Tine, c'est un bon frappeur. Et bien sûr, on va frapper. Mais il doit être très vraiment prêt pour défendre. Parce que Franck, comme vous avez dit, il est très agressif.
Les deux lutteurs, d'après, Tapha Tine a eu l'avantage de la taille et l'autre, l'avantage quand même. Exactement. Et l'autre est robuste. Tapha Tine est grand, donc il peut vraiment créer la distance. Avec des jabs. Mais Iron, est-ce que tu as eu le temps de préparer Tapha Tine comme il le faut? On sait que tu es un homme fort. Oui. Tu t'entraînes comme un homme fort, donc les lutteurs aussi, c'est ton affaire. Exactement. Mais est-ce que tu as vraiment eu le temps, parce que tu as fait 2 voyages au Sénégal et tu n'as pas fait au total 1 semaine. Est-ce que tu as eu le